asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf mbokku téléspectateur ak téléspectatrice bu télévision El Mauritania mais également jërëjëf yi nga xam ni yéen a taamu seen émission xeltu di ko topp gaaw bu jot ci fukki waxtu ak benn su jotee ñu ànd ak sunu ay invité comme ni leen koy defalee saa su nekk di waxtaan ak yéen di sottanteeg yéen xalaat di xeltoog yéen lépp loo xam ni xew-xew la ak actualité la ci biir réew mi wala également ñu mën a laal bitim réew tey moo waral tax ni du ñuy ànd ak comme ni ñu koy defee saa su nekk waaye tey nag émission spéciale la parce que tey moom defe naa ni di xeltu juddoo ci télévision El Mauritania tey ñu nekk ci 33e numéro ci saison 6 boobaak léegi tey jii mooy émission bu njëkk bu ñuy def sans ñu présenter leen ay éléments waaye tamit que ñu ànd si nag ay kàngam yoo xam ni seen xam-xam màcc na lool ci li ñuy waxtaanee waaye également nekk ay jigéen yoo xam ni tamit que seen taxawaay ci biir réew mi kenn dootul ko werante ci seen pas-pas ci seen bëgg seen réew mais également ci jàmbaarte loolu moo waral tax Babacar Naam ak équipe am yëpp nag ànd ak yéen ci weer wi nga xam ni moom la nekk muy weeru mars xam ngeen le 8 mars moo doon fête la femme ñun nag suñu wàllu bopp équipe bu xeltu ñu ni weeru yëpp dañ koy jox jigéen ñi bien vrai que man damay wax ne à chaque fois que ni honneur à la femme mais suñu waxee honneur à la femme man damay wax ni 365 jours yëpp ci at mi yëpp jigéen yee ko moom ni ma koy waxee saa su nekk jigéen mooy yaay jigéen mooy baay jigéen mooy soxna jigéen mooy doom mais jigéen également mooy confidente et de passage may nuyu sama doom sama xarit sama confidente di Ndeye Fatou Mbacc depuis Dakar di ko gërëm di ko sant mais également sama beneen jarbaat boo xam ni moom tamit saa su nekk mi ngi ànd ak ñun di nu ñaanal saa su nekk di Fatou Gomis si loolu ñu ànd waa Ingest Gleb Ahmed moo fa nekk script Ama Mint Seydi moo fa nekk Moukalzoum Bilal nekk communication ki nga xam ne mooy sunu coordinateur di Dahman ànd ak ki nga xam ni moom mooy kii di Naha Mint Ahmed nekk fële ca son ci kaw ci suuf yi Fatimitou Mint Mawlud nekk ak ñun ci wàllu son bi fii kii nga xam ni moom mooy sama réalisatrice mu wax la main magique moom laa koy tuddee di Fatimitou Mint Souleymane ñu ànd ak ñoom rek songu suñu émission sama invité yi nga xam ne nag yu jombul ñaar yi laa leen di présenté ki ci jëkk Rokhaya Dieye la Rokhaya Dieye ñëpp xam nañu ko ci taxawaayam ci pas-pasam ak ànd bi muy ànd ak ñun saa su nekk heure buñ ko soxlaa bien vrai que ni dafa tawat sax mais buñ ko soxlaa rek dafa bàyyi lépp ñëw soxna ci honneur à la femme ñu lay sant di la gërëm di la jaajëfal ci disponibilité bi nga xam ne am nga ko pour sa askan ñu jox la nga nuyoog mbokku téléspectateurs yi ñu soog am di dugg ci biir waxtaan bi. waaw salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi nga xam ni ñu ngi ñuy seetaan. fii si télévision El Mauritania. comme ni ko Babacar waxee nag yaram bi xaw a jagadi tuuti waaye rek lépp loo xam ni rek dañ ma si woo ngir suñu askan bi jëm kanam rek dama ciy taxaw incha allah yàlla di yàggal taxawaay bi te yàggal la fi yow Babacar. jërëjëf di la nuyu di la sant ci confiance bi nga am si ñun. di nuyu nag ñëpp ñi nga xam ne bu samedi jotee dañuy toog ci seeni kër di seetaan télévision El Watania di émission wolof bi ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di baalu ñëpp ak tey baal ñëpp ak voilà yóbbu nu ma tey jii El Watania waaye nag ba tey parce que foofu la lii juddoo fii la lépp taxawee donc suñu waxee foofu suñu waxee El Watania bon non mais c'est pas grave direct la on n'a pas loolu du dara c'est la bokk ah El Watania fa la lépp juddoo parce que fa la ñu defee nag téeméer ak juróom-benn fukki numéro balaa ñuy ñëw fii tey jii ci saison 6 alors tey jii ñu bàyyi ak ki nga xam ni moom mooy sunu ñaareelu invité di soxna Marième Fall soxna Marième yow yaa ngi ci wàllu société civile bi ñu nuyu la. salaamaaleykum suñu mbokk jullit yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant ak képp ku ñuy seetaan ci émission bi. Al Mauritania. Babacar kontaan naa vraiment bi ñu defee surprise bi invité ñu man ak sama tata bu baax bi donc. on est là incha allah. voilà très bien kon nag mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee ñoo ngi invité ñaari grandes dames ci seen yëngatu ci seen liggéey ci seen pas-pas ak seen taxawaay
comme ni ma ko junjee léegi rek sunu waxtaan tey jii duñu koy aj ci li nga xam ni moom mooy taxawaayu jigéen ci li nga xam ni moom moo jëm ci wàllu biir maanaam société bi ci jigéen nu muy doxee ci wàllu entrepreneuriat jigéen nu muy doxee ci taxawaay parce que en général du ñuy faral di gis ni góor ñi suy ay boîte ñoom ñoo koy ubbi suy ay maanaam entreprise ñoo koy ubbi mais du ñu gis léegi ci 21e siècle rawatina jigéenu Mauritanie ñoo ngi fépp ñoo ngi ci lépp di yëngatu lépp damay wax sax ni ñoom ñoo ëpp fulla ñoo ëpp fayda ñoo ëpp pas-pas góor ñi léegi parce que góor ñi léegi loo ci ëpp da ngay gis foo koy waxee ma ngay tëdd nelaw wala nelaw ba maanaam yaramam tàng mu sogaan di jóg dem dellu soir dugg fi jën mais jigéen ñi ñoo ngi fépp 6 heures du matin 4 heures du matin lu ñuy jóg dox ngir rek mën a fexe ba taxawal seen biir réew kooku damay lancer un appel sax au président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani son excellence que jigéen ñi mu gën leen taxawal gën leen jox gën leen jox des maanaam responsabilités yoo xam ni ci biir gouvernement bi daal di mën a taxawal seen askan loolu c'est très important parce que ci fu nu toll fi nii jigéen ñi moom comme ni ko xale yi di waxee jigéen ñoo koy bomb waaye yéen daal yéen a ko yor waaw soxla na xëy ñu dugg nag si sunu biir waxtaan tey jii ñoo ngi waxtaane si seen taxawaay ci ni ngeen di dundee ak entrepreneuriat ni ngeen di dundee ak yokkute ak développement tey ñu gis ni yéen a ngi ci benn yoon boo xam ni macha allah yow tey jii nga nekk un cadre à l'UPR di yëngatu ci wàllum politique mais di def leneen tamit ko lu dul politique nga nekkoon aussi tamit ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu santé ba jël sa retraite alors tey jii nan nga dundee ak nan nga gisee taxawaayu jigéen ñi tey jii au 21e siècle Babacar man damay commencer d'abord di sargal jigéen ñi parce que comme dañ ni mois de mars pour jigéen ñi la donc maa ngi sargal jigéen fépp fu mu nekk jigéen ñi nekk Mauritanie ak ñi nekk bitim réew ñëpp maa ngi leen di sargal ci weer bi di leen wax ni dëgg la sax weer bi lañ ñu jagleel waaye comme ni ko Babacar waxee ñun ñoo moom lépp ndax booy seet ñun yàlla moo ñu jëkk a cëral yàlla moo ñu cëral teral ñu ba jël suuraat bu dee lëm tuddee ko jigéen ñi muy suuratu Nisaa kon ndax yàlla moo ñu jox cër ba pare leneen soog a ñëw dafa am ko ma mas a wax lu tax ngeen di nangu comme yéen nee ngeen yéen ak góor ñee yam lu tax ngeen di nangu ñu leen di jagleel weer da ngeen war a bàyyi rek ndax góor ñi amuñu weer mais nañu xam ni góor ñi amuñu saar amul benn suuraat boo xam dañ ko tuddee góor waaw kay comme yàlla jox nañu ko nax nañ ko mat ñu fees ko jigéen na xam boppam jigéen na xam mooy kan d'abord soog a ñëw nag si li Babacar wax di laaj suñu taxawaay ñun tey ci domaine entrepreneuriat comme ni mu ko waxee rek seetlu nañu ni at yi mujje yëpp jigéen ñi gis nañu seen taxawaay gis seen pasteef ci dimbali njaboot ak dimbali réew sax ndax booy xool jigéen taxawaayam mooy d'abord éducation moom la yàlla cërale muy éduquer xale yi te réew moo bëgg a gis moo bëgg a xam nan la mel ëllëg xamal nan la ñu yaree njabootam te ñun yàlla dogal na jox nañu boobu cër kon ndax bépp jigéen na nga góorgóorlu ci cër boobu lépp ci suñu loxo lay jaar éducation góor ak éducation jigéen ndax góor moom dafay ñëw rek indi li nit ñiy lekk mais jigéen ak foo mënti nekk ak circonstances yoo mënti nekk ak cër boo mënti am ci réew mi yow la yàlla jagleel éducation xale yi ñu siy bàyyi xel di toppatoo xale yi ci kër yi di suivre seen ay études ndax suñu bëggee suñu réew jëm kanam ëllëg foog ñu góorgóorlu ci njàngum xale yi. et loolu ça explique que ni suñu waxee entrepreneuriat foofu la commencé. foofu la commencé maa ngi ñëw ndax dafa am constat bu ñu def en 2016 2017 bi nga xamee ni tëral nañu li ñuy wax projet autonomisation des femmes dans le Sahel. constat bi ñu def mooy boo xoolee kër yi dañuy xaw sacrifier xale yu jigéen ñi par rapport ak góor yi. ñu bëgg nag loolu ñëpp war ci taxaw. xam ni jigéen ak góor yëpp benn la. ndax booy xool étude xale yi. góor moom su jàngee ñëw lu muy def teg saagam rek commencer réviser. jigéen nag boo ñëwee ñun la kaay bale kaay raxas kaay jël charge liggéey bi yëpp teg la ko. gis ngeen foofu favoritisme am na fa. de telle sorte que góor bi mooy ëpp jot pour di réviser que jigéen bi. te loolu war nañ ci jóg
et soo xoolee ñu yemale. et soo xoolee en général aussi tamit que tey jii même soo xoolee ci niveau élèves yi tey jii au niveau des écoles soo demee jigéen ñi toujours ñoo nekk ci kaw góor ñi. waaw léegi loolu si la nit ñi jëm na tendance boobu si la nit ñi jëm xam ni góor bi ak jigéen bi ñoo yem ku nekk da nga war a am sa temps bu mat booy réviser bu ñu si liñ si yokk mooy dañu constaté woon ni jigéen ñi en général dañ daan jàng rek ba un certain niveau rek ñu arrêté parce que sa yaay ak sa papa ne ah jigéen la soxlawul njàng mi di sori wala ñu ne te toog dimbali yaayam ci kër yi wala ñu ne ah njàngum jigéen daal mooy loolu bu ko defee à part ñu bëri à part de CM2 arrêté nañu góor yi ñoom continuer constat boobu nag def nañ ko léegi de sorte que dañuy def ay projet di def tout pour le maintien des filles aux écoles nañu def tout pour xale yi mën a toog ci école yi am ñoom tamit un niveau bu yem ak niveau góor boo jàngee ba am sa niveau ndax ba am sa ay diplôme li si des moom ci loxo yàlla la ne te xale yi léegi toogatuñu xaar dara. voilà soxna Rokhaya da nga dugg au point bu am solo boo xam ni foofu dafay am solo daanu ñëw sax dinaa ñëw sax si beneen laaj boo xam naa ko laaj si foofu nga xam ni dugg nga fa mais du ñuy jël ci chemin boobu rek soxna Marième dégg nga li nga xam ni soxna si wax na ko jëmale ko ci wàllu jigéen ñi moom fi mu dooree waxtaanam ci li nga xam ni mooy femme et entrepreneuriat mooy l'éducation des enfants surtout des filles parce que foofu du ñuy gis ni dafay am toujours benn discrimination parce que jigéen ñi duñ ko jox gëdd bi ñu ko war a jox alors ban xalaat nga ci am yow. waaw Babacar li sama tata wax dëgg la parce que instant bi ñu mu nekk léegi dafa nekk instant bi nga xam ne bi jigéen ñi peut-être que ñoom léegi xaartuñu dara parce que jigéen léegi ñoom ñoo nekk fu nekk comme ni ko tata waxee. et surtout yow ma lay présenté ci beneen anam sax boo xam ni ndaw nga jigéen nga mais nga am initiative ubbi sa école bopp am ci xalaat ba taxawu ni da nga bëgg taxawal surtout ci wàllu jigéen ñi c'est important aussi tamit ñi xam ko. waay parce que boo gisee ma ubbi sama école bopp pour que ni uniquement ma dimbali sax jigéen ñi ci la bokk parce que jigéen dañoo toll fa nga instant ba nga xam ne bii dañoo war a am éducation ci seen kër yi te am na parents yi nga xam te instant bi amatuñu sax jot toppatoo seen i doom surtout naa doomi jigéen ñi dañuy dem bàyyi seen doom yi ginnaaw bu ko defee mooy loolu xëy dañuy tëdd nelaw donc comme gisuñu parent ba nga xam ne bii toppatoo na leen te jigéen ñi ñoo war a taxawul seen doom loolu moo tax waral lu ma ubbi sama école bopp pour toppatoo jigéen ñi waxtaan ak jigéen ñi waxtaan ak yaay yi waxtaan ak tante yi uniquement ñu jàppale seen doom ndax ñu mën a jàng. alors ci wàllu éducation boobu nga xam ni tey jii soxna Rokhaya junj na ko léegi gis nañu tamit ni dafa am beneen maanaam mbir bu ci nekk. ndax xale bi day ñëw dugg école commencé jàng ci benn affaire. ñu dem que ñu mu am benn intelligence. mais comme ni mu ko junjee léegi souvent. liggéey ba ci kër gi moo koy occupé dafay des fois ba nga xam ne yaayam du am ku ko wéttali du am ku ko jàppale ba tax na day dagg jàngu école xale bi bàyyi ko mu nekk ci kër gi finalement lu muy mujj femme de ménage alors que mu amoon intelligence boo xam ne mënoon na ko permettre tey jii mu réussir dans sa vie voilà alors tey jii ban message tey jii ngay lancé tey jii sa moromu jigéen yi surtout message boobu dama ci lancé ma kontaan ci trop sax parce que dama ciy lancé sama moromu jigéen yi sama yaay yi ñi nga xam ay yaay lañu parce que ñëpp ay yaay lañu déjà ñu jàppale xale jigéen yi ñu bañ leen tëble ci liggéey bu bari bi ba ñoom ñu mën a am li ñu bëgg ci seen jàng parce que tey jigéen rek moo war a taxaw def lépp. soxna Rokhaya yaa ngi junj sànq ci li nga xam ni moom mooy niveau élèves yi waaye tamit que façon bi nga xam ni moom la ñuy dundee mais dafa am benn problème boo xam ni ça pose aujourd'hui tey jii dafa nekk muy problème boo xam ni bu récurrent la au niveau tey jii de la Mauritanie. parce que da ngay gis xale bi invité naa fi temps yële ci gannaaw des dames comme yéen ñu junjul lu ni mel muy le problème d'état civil parce que souvent dañuy gis ni xale bi day nekk war a jàng mu nekk ci famille boo xam ni famille bu woyof la dooleem taxukaa demee noonu. mais xale bi dafay am intelligence mais day dem ba egg ci benn niveau. day obligé arrêter njàngam parce que day xam ni même su demoon tey jii ba egg ci place au examen mu war a def BFM mënu ko jàll parce que sax du xalaat bac parce que foofu amul këyit te këyit soo ko amul mënoo def dara. alors foofu tamit que est-ce que responsabilité aussi tamit nguur gi nekkunu foofu pour aussi tamit ñu jàppale parce que mënutul nekk accepté nekk ci 21e siècle tey jii ñuy wax ni Rokhaya am na këyit kii amul këyit te ñëpp nekk doomu réew mi. man nag ci côté boobu les responsabilités sont partagées.
Vous pensez que sont partagés? Sont partagés parce que man en tant que jigéen wala sama borom kër bu doom juddoo ci kër gi war nañu fexe mu am kayit bu doom juddoo ci kër gi war nañu fexe mu am kayit. mais est-ce que yaakaaroon ni duñ ko fausser au départ parce que des fois waajur yi ci bopp sax des fois da ngay gis ni waajur yoo xam ne amuñu kayit. loolu yëpp sàggante la man sàggante laa ko teg ndax normalement ñi nga xam ne ñoo way dencante yi rek war nañu am kayit bala ñuy ànd. suñu àndee doom bu juddoo man daal li ma xamoon mooy man doom bu juddu rek kayitu yaayam pare na kayitu papaam pare na ñu defal la sa kayitu yow sans attendre. mais est-ce que foofu parent bu ne war nga am sa archive ci sa kër. bépp doom bu juddu ñun baat loolu la ñu xamoon bépp doom bu juddu am na acte de naissance am na nationalité am à l'époque léegi nag su fekkee parents yi seen bopp sàggan nañ ba amuñu kayit foofu la problème bi di posé woo parent bu dem ba toll ci jël soxna walla nga toll ci ñu lay jël te amoo kayit foofu la problème bi situé wu bis boo leen amee doom foog xale boobu am difficulté pour am kayit. alors loolu léegi lan moo ciy taxawaayu nguur. taxawaayu parents yi d'abord. d'accord foofu d'accord naa. taxawaayu parents taxawaayu nguur man pour man mooy faciliter la tâche képp koo xam ni nee nga fi nga bokk te wala ni fi nga bokk am nga droit à l'état civil kooku moom wax amu ci. mais da ngay gis ñoo xam ne ay doomu Mauritaniens yoo xam ni xamu frontière bi mosuñu ko jàll mosuñu jàll Rosso mosuñu jàll benn frontière bu ñu juddoo ba léegi mosuñu génn fii biir Mauritanie bi. alors kooku wax dëgg yàlla su fekkee ni dafa toog ba situation bi ñuy toog di ko souligner gis nañ fi keroog les responsables politiques yi koy wax gis naa ko keroog la députée Kadiata Malick Diallo di ko souligner. keroog Birame Da mi ngi koy wax ci wàllu kayit yi. et mu nekk aussi tamit benn facteur boo xam ni nguur gi war nañu seet nan la ñu mën def même suñuy def benn commission. pour régler ce problème là parce que suñ ko defulee. suñu doom yi tey jii ñi nga xam ne ñooy yaakaaru réew mi ëllëg. du ñuy toll rek nekk ci waaw xam nga ni ma ko waxee. gis nga bu njëkk fii nit ñi kii wuñu woon loolu état civil yow xam nga ko. tout à fait nit ñi couche yëpp na je parle de toutes les couches de la Mauritanie. daf ci bari ñoo xam ni farataaluñu woon kayit. ñooñu nag ñoo dem ba seeni njaboot màgg na ñu am ay problème ndax bu fekkee yow amoo kayit yaay amul kayit papa amul kayit nga bëgg doom am kayit du mën a sotti. nguur gi niñ ko waxee nañu fexe rek ba nga xam ne état civil dafa nekk pour doomu Mauritanien bu ne. boo ñëwee nga am sa ay kayit yu doy ñu defar la sa kayit te sans discrimination man loolu moo ci sama xalaat mais damay commencer ci parents yi d'abord da ngay gis fii magum jëmm di sëy mun la awma kayit xam nga loolu aussi jaaduwul yow ngay sëy nga ne amoo kayit borom kër bi amul kayit nan la doom bi amee kayit. mais ñoom dañuy wax souvent que ni duñuy tapé lépp porte yëpp duñu kayit yi mais duñuy tëj. man daal man xam naa ne man sama wàllu bopp ci war a amu ci aussi tamit que loolu yéen vous êtes des actrices politiques yéen a ngi ci wàllu politique bi yéen a ngi dund ci politique bi yéen da ngeen di wut voix wu peuple bi des fois ngeen def descente dans des régions des fois ngeen def descente dans des localités mais su ngeen demee toujours ce problème là dañ leen koy poser yéen les politiques toujours dafay poser wu mais nañu jéem a orienter nit yi te jéem di sensibiliser nit yi si ñu toppatoo kayit ndax tey jii ku fi nekk amoo kayit boo liggéey sa njaboot danañ sonn man daal loolu mooy sama ndax man wax dëgg yàlla sama dëgg rek laay wax mosuma ma politique ama bañ politique mosuma confronté wu ci sama benn doom rek ci kayit parce que ñun ku judd rek defal nañ la sa kayit teg. mais est-ce que conscience boobu nga am est-ce que conscience boobu nga am. loolu tax nag man damay sensibiliser. moo tax man nañu sensibiliser nit yi ay nit bala ñuy ànd dencante war nañ teg seen kayit. ndax tey pour nga am acte de mariage ga foog nga am kayit. tout à fait pour nga am acte de mariage d'abord foog nga am kayit. loolu lu ñu war a régler la avant le mariage suñ demee ba doom juddu fekk kayitu papa taxaw kayitu yaay taxaw certificat de mariage taxaw ak fi nga juddoo ñu defal la sa certificat d'accouchement defe naa ni problème du fa am. yaakaar nga ne problème yi am yëpp mooy négligence bi amoon bu njëkk d'accord te gis nga nag si couche yëpp la am na. tout à fait ci couche yëpp la am. couche yi si Mauritanie yëpp la am. dafa am ñoo xam ne farataalu ñu woon kayit. ñoom dañu woon seen jëmm rek doy na. waaw lu foofu laa lay waxee ne la est-ce que tey jii nguur tey jii maanaam l'État. du woon tey jii taxawul jotul tey jii mu taxaw
seet nan lay def même su fekkee day taxawal benn commission boo xam ne dañ koy taxawal pour seet parce que waxuñu nga jël benn béninois wala nga jël benn gambien wala nga jël benn hollandais fële ñëw jox ko kayit. mais ku nekk doomu réewu Mauritanie ñëpp xam nañ ko. ñu def benn commission boo xam ne dañu mën a faciliter loolu parce que loolu c'est un cas c'est dafay persister à chaque fois. ci dundu xale yi. te loolu wax dëgg yàlla am sa doom mu dund ba fu mu toll war a jàng école. mënoo ko dugal école ndax affaire kayit. ndax amul kayitu juddu. loolu wax dëgg yàlla ci 21e siècle war nañ ko dépasser. war nañ ko dépasser ndax gis naa xale yi dem ba entrée en sixième. ndeysaan mujj def entrée en sixième. ñuy taxaw di xaar année bi di ñëw. perdre une année wala toggaa bañati jàng. mais nañu góorgóorlu ñun parents yi état bi aussi gisoon naa fi ñu def ay commission defoon nañ si ay commission pour faciliter nit yi yooyu xaw ma ndax fan la mujj nax finalement suivre ma ko mais defoon nañ ay commission yónnee ko ci région yépp pour ñu dimbali nit yi pour ñu am kayit parce que état ci boppam loolu moo ko arrangé xam nga ay élection day am bu doon suñu sago ñëpp ay am kayit ñëpp am ay kayit pour mën voter nga voter ku la neex mais kayit tant que amul mënoo dem voter ji. et loolu souvent am na ñenn ci kujje politique yi dañuy wax ni blocage lay doon ñoom ñoo ko tey bañ jox ñoo ko tey bañ jox kayit yi parce que xëy na duñuy sentir que ni ñoom seen bopp duñuy mën ils sont menacés. lu ñu mënti wax rek mooy affaire bi laal na couche yëpp am na ñu fiy souffrir kayit parce que ni ma ko waxee rek par négligence am na ñoo xam ne mosuñu ut kayit seen njaboot yëpp mosuñu am kayit kooku ndax soo demee ba sa doom dugg école foog mu am problème nguur gi daal man li ma leen di ñaax mooy ñu yombal nit yi. il faut aussi li may ñaax nguur gi mooy ñu yombal nit yi. il faut que foofu aussi tamit nga d'accord ak man. ñu yombal nit yi il faut aussi foofu tamit nga d'accord ak man que ni la plus grande part de responsabilité ñoom nguur gi la. du ma jox nguur gi la plus grande responsabilité. lu tax pourquoi parce que ki nga xam ne am na kayitu yaayam am kayitu papam yu normal su ñëwee kayitam du tardé. waaw ki ka amul te nekk doomu réew ki ka amul nag négligence am na mais état daf fi nekk. waaw xam nga ki ka amul nag pour accompagner ki ka amul nag ki dem ba mag te amu ko nag foofu la complication yi commencé. te xam nga léegi état civil niñ ko defee regroupement familial niñ ko defee. dañ ko def de telle sorte que benn nit bu ñëw ni ci xabila tel laa bokk wala ci famille tel laa bokk foog ñu remonter famille bi. pour xool effectivement ndax bokk nga ci famille wala bokkuloo ci. foog ñu la indil ay témoins. mais est-ce que ci foofu faussé wul au départ. indil ay parce que niñ xëy na seen organisation la dañ dem ba ci biir ñu bëgg a réorganiser l'état civil bu fekkee réorganiser nañ man suñ ma nee tey indil sa mag wala indi sa rakk wala indil koo bokkal damay daal di dem jëli ku ma bokkal indi ñu defaral ma kayit moom daal na nit ñi góorgóorlu. képp ku sa doom juddu utal ko kayit boo liggéey doo am problème. soxna Marème yow yaa ngi yëngatu ci wàllu enseignement. nga yore ay élèves nekk directrice d'une école alors tey jii ce problème là est-ce que du posé wu toujours ci sa aussi au niveau de sa institution yow. mais bien sûr parce que da ngay gis nga xam ni kii déjà léegi li ko sama tata mi ngi am entrée en sixième dafa war a dépôt ci amul kayit nooy def. parce que ay parents amuñu kayit mais moom j'ai fait toujours des actes man damay dem toujours au niveau état civil ma casse sama droit da dañ la defal kayit ci force. da ngay dem topp loolu pour jàppale xale yi ci wàllu woowu. dama koy topp ma damay ñëw ci parents yi wax ak ñoom est-ce que d'accord nga ma defal leen kayit damay parents mu ngi tëdd amul kayit d'accord nga ma defal la su ne laa waa man la ok nañ dem même fekkee dama yëkkati sama xaalis fay dama yëkkati sama xaalis pour lan ma dimbale xale bi ndax mu jàng defal naa combien d'enfants au niveau de Arafat. ku ma dilim seen i tur mais bu ñu ko suivre daañu xam ne leen tey Marème Fall wax dëgg la parce que brevet bi passé c'était même chose ak entrée en sixième bi am na élèves yi nga xam ni tey seen parents yi seen doom yi am nañ ko ñu kontaan ci trop donc su fekkoon du foofu tamit tudd nga fi léegi loo xam ne aussi tamit que dafay xaw tiital sax dafay xaw tiit daf may tiital et man dama nekk nit koo xam ne aussi tamit que lépp loo xam ne injustice la man dama koy bañ et dama koy dénoncer parce que man je me dis que ni loolu mooy sama cër waruma nangu tey jii ma gis ku ñuy néewal doole wala koo xam ni dafa war a am cër bi te joxuñu ko mais damay gis ni à chaque fois que ni dafay am benn problème bu si posé wu comme li nga wax léegi da ngay neexale pour mën a am kayit mais est-ce que loolu yoon la mais du yoon mais amuñu choix. ban choix. parce que mais ñooñu ñu fa teg kilifa yi leen fa teg tegum leen fa pour ñuy jël xaalis pour defar ay kayit. mais kilifa yoo leen fi teg ñoom dañ leen fa teg rek fàttali leen fa parce que instant peuple yi ñoom ñoo sonn ñoom ñooy seen nekk ñoom ñu ngi seen bureau rek lijjanti wuñu peuple bu nekk ci biti de
mais c'est obligé boo bëggee yow ñu nekk ci biti ñu am avantage c'est obligé nga ñëw nga joxe dara ndax nga mën a am sa doom lu mu bëgg loolu rek parce que instant bi nii nguur gi moo ci war a taxaw comme ni nga ko waxee nguur gi moo ci war a taxaw au niveau de état civil bépp mauritanien bi nga xam ne bi war na am kayit ñu defal ko ñu faciliter ko mais porte yi kenn nangul faciliter kenn da ngay ñëw tutee seere te ci gën a metti mooy soo demee ñu ne internet amul même kayitu juddu tey ji Babacar naam su bëggee kayitu juddu bëgg ko tirer suñu ñëw ñu ne que réseau amul réseau amul voilà mais am na code booy jaar boo ñëw ñu jox la réseau boobu mais yëpp intérêt rek la da nga ñëw nga jox leen dara ñu génne la réseau bi kese koppar daal moom koppar daal moo koppar moo ubbi buntu yëpp mais soxna Rokhaya en tant que politique nga nekk ci mouvance présidentielle li muy wax lii xam nga yow dund nga ko man dund naa ko keneen dund na ko sa ay mbokk dundoon ko soo ko dund say mbokk dundoon ko maanaam corruption tey jii loo xam ne tey jii réew mu daan réew mu taxu réew mu sukk moom moo ko sukkal est-ce que yaakaar nga ni loolu xam nga corruption moom fépp la am des corrompus fépp la am ñuy corrompre fépp la am dans tous les secteurs de la vie mais est-ce que lu yoon la du yoon parce que lu ñu war a dénoncer la du yoon nañ ko dañ koy dénoncer tout le temps ñu dénoncer ko parce que képp ku ñu teg moo tax man bëgguma dégg nga ñuy wax ni foo mënti dem fépp la am parce que fépp la am non dama ni da ngay encourager déedéet encourager wu ma leen dama bëgg a wax ni du si état civil bi rek la am fépp la am dañ nit ñi ñoo ko tamal nit yi booy seet ndax man su ma xamee sama droit sama dërëm du ma ko joxe su ma xamee ni lii sama droit la dama ko war a am dërëm du ma ko joxe. mais soo joxewul dërëm comme ni la waxee dañu tàmm déedéet bu fekkee yow bu fekkee am nga sa lépp jaar na yoon sa loxo guddul xëy na Rokhaya Dieye loxo gudd na mën na am du question Rokhaya Dieye du question Rokhaya Dieye non c'est un exemple waxuma la xëy na yow mais am na ñoo xam ni seen loxo day gudd moo tax xëy na ñu koy am mais am na ñoo xam ne seen loxo gudd dama ni ñàkk xam sa droit moo tax nga dem di fay mais boo xamee sa droit say këyit mat na kenn du la fayloo ku la nar a fayloo dénoncé ko xam nga ñun tamit du ñu dénoncé dara du ñu dénoncé dara Marème tey su ñëwee bëgg këyit waaw Marème su ñëwee bëgg këyit yoo xam ni moom kii muy utal këyit mi ngi am këyitam yëpp Marème ñëw am ku koy jéem a laaj xaalis na génn woo benn policier wala rek ni ko yow man kat fii ñëw naa sama lépp mat na mais nee naa fay waruma fay wala nga sëpp nit ki nga ni ko yow xam nga yow dinaa la boole mais policier boobu ngay woo est-ce que du laaj junne dañ lay tardé la dañ jël sa dossier teg ko à côté rek dama ni la na nit ñi xam seen droit na nit ñi xam seen droit man fu ma warul fay du ma fa fay fu ma warul te loolu foog nit ñi def ko seen bopp xam nga dama lay jox benn exemple un simple carnet de vaccination pour booy voyager boo ko soxloo da ngay dem fii si institut ex CNH nga jënd carte bi si 400 oublié ñu defal la sa carnet vacciné la nga dem mais am na ñoo xam ne pour ñu dem fa problème la foog ñu tappi sur toutes les portes parce que defe nañ rek bu ñu ñëwee rek duñ ko gaaw a am ñun ñii dañu si daan sonal dama bëgg carnet vaccination utal ma ko te yow soo ñëwee taxaw ñu defal la sa carnet nga fay sa 400 oublié dem ñu ñàkk la nga jël sa carnet dem sa yoon seulement nit ñi aussi dañ bëgg facilité nañ waxante dëgg fu bari ñoo xam dañ bëgg facilité de telle sorte que rang duñ ko def amuñu patience su ñëwee daal li ñuy def mooy buux dara pour ñu régler la sa problème boo tasee koo xam ne nag moom gëmul yàlla rek mu daal di jël daal di la defaral soxna Marème est-ce que ñiy corrompre ak ñi ñuy corrompre ñëpp lañu war a soxna Marème est-ce que doo nangu loolu aussi tamit li mu wax ci facilité bi mauritanien bi moom dafa bëgg facilité waaw yomb moom dañ ko bëgg moom loolu moom fii lañ ko fekk yéenay champion yi da ngeen di wax ne xaalis duñ ko liggéey da ngeen koy lijjanti yéen moom vous êtes yéenay champion surtout yéen jigéen yi yéenay champion yi non xaalis dañ koy liggéey sax mais dafa am noo koy liggéey xaalis dañ koy liggéey kenn du ko lijjanti kenn du ko lijjanti dañ koy liggéey boo bëggee xaalis bu leew da nga koy liggéey mauritanien bi moom liggéey mais ñi nga xam dañuy tëdd di nelaw ñoom di xëy lijjanti amul njëriñ li Tata wax léegi rek dañoo tayal boo xam ne mënuñoo jóg dem toppatoo seeni papier doom yi loolu moom fii lañ ko fekk mënuñu ci dara mais man lu may wax toujours rek nguur gi nañ jox mu toppatoo peuple bi voilà duñuy dugg ci beneen aspect parce que su ma leen invité fii ngeen di ay yaay invité leen ci plateau bi day nekk point boo xam ni day dem di dellu soit à chaque fois muy problème bi nga xam ni xale yu jigéen ñi nga xam ni duñu toll ci jàng école maanaam ñu leen di mayee sëy muy lu tubaab di wax mariage précoce da ngay gis xale boo xam ni day am 13 ans day am 11 ans ñu mayeek sunu mbokk waalo yi sax ak pull yi moom ñooñu moom 9 ans nga gis koo xam ni du ñuy takk benn xonq morceau bu rouge
waaw Fatou Guilette ñu takkal ko morceau rouge Fatou Guilette moom amul keneen ku ko war a bëgg moom daal dafa war a toog foofu rek xolam moom waru koo joxe li mu war a joxe daal mooy toog ba kii ñu ni que Papa Ndiaye bële moom lan lay may Papa Ndiaye bële na nekk borom caay ju gudd na nekk borom caay ju gàtt waaye moom lan lay may nga bëgg nga bañ mu nekk loo xam ni lu doy waar la tey ji suñu biir société bi et on dit souvent que ni gaañaa ngi koy xeex am na ay organisation yu koy xeex am na ay ONG yu koy xeex mais ba tey jii ñoo ngi koy dund fii ci biir réew Mauritanie doon daan wax ne ci biir àll bi la mais même léegi ci biir capitale bi fii sax da nga ko fay gis est-ce que tey jii loolu yow du la choqué. gis nga phénomène mariage précoce boobu moo yàq jàngu jigéen ñu bari mais dafa mel ni léegi sax mi ngi wàññeeku boo leen xoolee bu njëkk ndax bu fekkee 14 ans ñu may la 15 ans ñu may la yàq nañ sa jàng. mënutoo continuer sa jàng jigéen ñu bëri 14 ans sax tane na parce que jigéen ñu bëri jigéen ñu bëri loolu moo yàq seen jàng te buñ la xasee maye jeex na parce que dem nga si kër mënutoo continuer sa jàng jël nga grossesse mënoo continuer ñu bëri loolu jigéen ñu bëri looloo yàq seen jàng te mariage précoce boobu dafa am danger bu mag bu ci nekk dafa am ay jàngoro yu muy jur yu bëri rawatina bi ñuy wax fistule obstétricale boobu mariage précoce ak grossesse précoce maanaam ñu teel a may ci sëy wala nga teel jël ëmb amaguloo fukki at ak juróom-ñaar juróom-ñett sa ay organe développé guñu nu mu war développé sa utérus développé gul nga def ci grossesse accouchement ba ñëw am ay complications jigéen ñu bëri si la ñu amee problème boobu ñuy wax fistule obstétricale te conséquence yu fistule mooy lu si bëri bu yàggee rek ñu divorcé la parce que dafa dem ba fi ngay demee àll ba ak fi ngay sawee dafay communiquer dafa am loo xam ni daf lay sawloo sa saw dootoo ko mën téye ça veut dire que dafay am benn affaire bu dox seen diggante fistule mooy li ñuy wax fistule am na lu fu judd lu waral mënatoo téye sa ay saw jigéen mag nekk ci sëy mënatoo téye sa ay saw te góor ñi de ku leen muy feebar bu métti te bëri na ci société bi mais dañ koy làq te góor ñi de ku leen saw moom ñu bàyyi waaw xam nga ki nga xam ne am na ko ruus na ñu xamal ko pourtant dañ koy faj man dem naa réew boo xam ne Niger foofu dañuy teel may sëy jigéen ñi dafa bëri ñu fa am problème fistule dañu créé benn clinique ñu koy wax clinique Faysal fa la ñuy recevoir jigéen ñooñu am fistule yi dañuy ñëw rang ay weer pour ñu mën leen opérer. est-ce que mën xam nga loolu ko faj mën nañ ko faj mais des fois dañ koy yéex a signaler parce que kersa la ñu koy nëbb nee naa la foofu au Niger dañu créé benn clinique lu mu ëpp téeméeri nit ñi ngi tëdd toog di xaar ñu opérer leen xam nga loolu jigéen di ko dunda dafa metti te mariage précoce yooyu yu si bari moo koy joxe ak accouchement bu metti boo xam ni rek jural na la loo xam ni finalement amatuloo bànneex te yu si bari divorce moo tax foofu dafa bëri ñu fay dund sëyuñu ay jigéen ñu nekk rek yor seen doom xale yu tuuti ndey sant sëyuñu ndax problème yu mel noonu moo koy joxe ak yeneen i maladie yoo xam ni mënuñu toog sax di ko lim yëpp mais fistule obstétricale boobu nag moo ci gën a metti ci xol ndax dem ba mënatoo téye sa saw dara gënu ko metti ngay mag di sëy nekk ci kër moo tax ñuy ñaax parents yi ni nañuy xoolaat sëy yi dañuy bàyyi ba xale bi am au moins fukki at ak juróom-ñett fekk développé na li ñu développé organam yépp mu soog a dugg ci sëy. est-ce que soxna Marième yaakaaroon ni loolu nga xam ne junj na ko léegi d'ailleurs la première dame Marième Mohamed Vadel Da ça fait léegi juste moins d'une semaine mi ngi am benn conférence vidéo boo xam def na ko ak les épouses des chefs d'État africains yoo xam ne ñu ngi doon waxtaan ci wàll wi lañ doon waxtaan mu nekk loo xam ni comme ni ma ko waxee au 21e siècle ñu yaakaaroon ni ñëpp yeewu nañu affaire bi jeex na mais tey jii la gën a sampu tey jii alors est-ce que responsabilité bi aussi souvent du ñëw ci yéen parents yi toujours damay dellu soit seen jigéen ñi pourquoi parce que yéenay bëgg koppar des fois ba joxe seen doom teel waaw Babacar li nga wax dëgg la parce que am na parents yi nga xam ne ñoom ñu ngi toog di xaar rek seen doom am 10 ans waxuma sax 14 ans 10 ans rek nekk na léegi jigéen te kooku nekkul jigéen te léegi xam nga tellement jigéen dafa gaaw a màgg nel salaamaaleykum ak sax mën a jigéen bi màgg na ñu yaakaar léegi jigéen la ñu gis waajee rek fekk dafa précoce rek ñu gis waajee rek xamuñu waajee mooy waajan ndax lan xaalis joxe seen doom
nga takk ko tey jox leen xaalis bu bëri ëllëg mu am fa ay doom ñu sànni la dañ lay fase sànni la njaboot ci dem seen yoon wuti beneen jigéen déjà kan moo perte yaay et ce qu'elle a souligné ici léegi tamit dafa nekk loo xam ni mu nekk phénomène boo xam ne bu doy waar la parce que jigéen su demee ba mënutul téye li nga xam ne mooy sawam nekk ci biir këram mu nekk jeune jëkkër yi tamit il faut que nga nekk nit koo xam ni day nekk jigéen boo xam ni dafay góor goo xam ni day am iman pour mën a suturaal soxnaam ànd ak moom ci xeex boobu faj ko parce que bi mu ko dara jotulee moom moo ko choisir ci loolu mais góor ñi tamit léegi fu mu toll fii nii dafa mel na ñu jéggal ma mais xolu yërmande ci boppam moo jeex ci ñoom. moo jeex ci ñoom non Babacar pourtant am na góor yoo xam ba léegi ñu ngi am xolu yërmande. parce que góor yëpp ñoo règle boo gis am na exception. mais boo wax dëgg yàlla boo nekkee ak jigéen ba nga xam ne mu tuuti sa téye saw moom vraiment kooku moom boo ko nëbbee da ngay sonn rek c'est obligé nga dem faj ko comme li Tata wax rek mais ñun suñu problème jigéen ñi mooy dañoo bari nëbb yu bëri yi nga xam ne tuuti day indil ay accident parce que am na nga xam ne bu leer ni yow tu sais que lii boo ko demee wax ko mën nañ ci faj mais da ngay dem def ko mais non da nga koy nëbb ba mu jural la beneen maladie donc loolu soo baa waa ji day wuti keneen sax bàyyi la foofu. mais kan mooy perte jigéen mais est-ce que rôle waa ji la est-ce que waa ji tey jii war na ànd ak nit ñu jox ko mu nekk xale bu tuuti. xamul dara ci àdduna. nga ànd ak moom ba ëllëg feebar dal ko. nga xëy suba abandonné ko. te loolu daf fi bare je suis vraiment désolé mais loolu dafa bare tey jii ci góor loolu moo fi ëpp léegi loolu laa lay expliquer léegi man la day dem ba ci kanam moom day dem bàyyi la fi dem seeti keneen. est-ce que tey jii jotul kon tey jii waajuri seen bopp tamit que ñu bàyyi xale yi ñuy mayee à l'âge vraiment. loolu la Tata wax léegi parce que léegi waajur dañoo war a yeewu xam ne léegi xale yi dañ leen bàyyi ñu jàng xamal leen àdduna yar leen teg leen ci li nga xam ne bu ëllëgee bu ñu tolloo âge bi nga xam bu ñu sëyee yow yaay doo sonn parce que déjà yow sa doom li nga koy jàng nga ko ba pare xam na ko tey am na 19 ans am na 20 ans tey bu demee këram mën na gérer boppam bu ëllëgee bu amee doom même chose danaan sama yaay fu mu jaar foofu laa jaar ak sama doom kon boobaa famille bi du mës a am problème. très bien soxna Rokhaya moom fan yi dégg nga ko certainement comme yow da ngay topp actualité yi gis nga soxna njiitu réew mi mi ngi ci doon def ndaje mu am solo moom ak ministre des affaires sociales de la famille et de l'enfance ñu liggéey ci def ci conférence boo xam ni épouse chef d'état yépp ñoo ko def su demee ba jigéen ñi nga xam ni ñoom ñooy soxna njiitu réew yi dem ba toog xalaat que ni lii kat jéggi na dayo ci 21e siècle xam na ni affaire bi reculé wul mais day avancé alors et je pense bien que ni ci fi communication toll fi technologie ko toll defoon naa ni wax dëgg yàlla waroon nañu dépasser loolu est-ce que jotul aussi tamit tey en tant que yéen ñi nga xam ne yéen a nekkoon ci milieu santé nekk ci mbir mi xam li ci nekk xam danger bi ci nekk jotul tey jii vous vous organisez même ñi nga xam ne sax ñooy ONG yi nga xam ne yoon seen dara laalul ci politique mais ñu organiser wu pour di sensibiliser surtout nos parents qui sont de l'autre côté maanaam ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox yi ak gox-goxaat yi bon pourtant ñu ngi ciy yëngu lu bari na ñu ngi ciy yëngu lu bari ndax gis nga épouse chef d'État yi c'est pas la première fois ñuy jóg di xeex lu mel nii je me rappelle defe naa en 2016 ci benn sommet de l'Union africaine si le président yu toogoon xalaat affaire mariage précoce yi ak affaire grossesse rapprochée yi li muy jural jigéen ñu toog waxtaan si le projet Suède boobu juddu woon pour l'autonomisation des femmes ñu xalaat ni xëy na jigéen ñi suñ leen joxee jànq yi d'abord dañuy wax jànq yi ak jeeg ji suñ leen joxee xaalis utal leen ay financement yoo xam ni dañ koy jëfandikoo xëy na dana wàññi jànq boo xam ne déjà am nga sa xaalis dana wàññi dépendance bi jigéen ñi am ci góor ñi loolu moo taxoon ñu taxawal projet Suède boobu di ci daw na ci cadre organisation famille yi mais di ci daw ci cadre lutte contre ces fistules obstétricales gis naa première dame sax mu ciy wax parce que fistule boobu dafa gaar jigéen mënatoo dara yow mënatoo jaay mënatoo liggéey yaa ngi tëdd di nëbb sa feebar en général yenn saa yi nga wone ko mais li ngay dépenser pour faju encore muy xaalis bu bari boo xam ne ñenn ñi amuñu ko mu nekk lu doy waar moo tax may joxe toujours kaawu Niger boobu ñooñu dañ si jóg les religieux ñoo si jóg ay imam ñoo dajaloo foofu laa waxee ma ne créer voilà créer benn ay imam voilà ñoo créer clinique boobu ñuy wax clinique Faysal di fa jël jigéen ñi en charge nga xam ne du ñu joxe dara
dañ leen koy dimbalee ñu créer encore lu ñuy wax des centres d'écoute di fa dajale ay xale di waxtaan ak ñoom parce que dafa bëri ci zone yooyu ay xale jigéen ñu bàyyil seen bopp comme fii rek bari na fi nga sëy benn yoon fase yor sa njaboot mënuloo sa bopp dara ñu créer ay centres yoo xam ne dañuy jël xale jigéen ñooñu di leen dimbali di leen yee ci waxtaan di leen jàppale financièrement pour que ñu mën a amee seen bopp daf siy am solo mais soxna Rokhaya foofu dama lay dagg foofu sax tuuti relancer la ci laaj bi ma lay laaj parce que daf ma itteel parce que xam naa sa taxawaay xam naa sa intelligence xam naa sa pas-pas mais est-ce que fu mu toll fii nii soxna Rokhaya ba nga jëlee sa noppalu ba léegi retraité ba léegi am nga benn idée boo xam ne yaa ngi koy xalaat lu toll li ni mel tey jii pour gën ci liggéey pour mën taxawal benn mbootaay boo xam ne da nga koy piloté pour mu mën a jàppale jigéen ñi. est-ce que waaw xam nga juste avant may retraité dafa am lu ma créé woon waaye yàlla dogal na avant retraite bi ñëw wéri di ñëw ay arthrose jàpp ma rek ba nga xam ni presque pratiquement mënatuma woon def dara waaye incha allah defar naa ko ba mu sotti jóg exécuté ko rek moo des. parce que xam nga yéen ñi retraité dama koy wax souvent de passage may nuyu suma jigéen Yacine Mbodj dama koy wax benn jour ñoo ngi ciy waxtaan ma koy wax ni que yéen ñi retraité état bi waru leen jël rek sànni leen ci gannaaw parce que souvent ki nga xam ni moom moo retraité moo am expérience parce que nit ku liggéey 35 ans de service ba jël retraité am kooku am na lu nekk ci boppam mais su amee kàttanam war nañ ko mën a tey ji jàppale ci leneen même su fekkee nu sax du état mais ñu gunge ko pour mu mën taxawal leneen parce que lii ngay wax nii léegi ci feebar bi di fistule obstétricale bi dafa nekk loo xam ni wax dëgg yàlla lu kéemaane la te en général jigéen ñi seen wàllu bopp ñu ci bëre xamuñu exactement sax mbir mi lan la ak naka lay ñëwee xam nga booy seet moo tax sensibilisation bi am ci solo booy seet ñi nga xam ne dañu retraité comme ni nga ko waxee ñooñu sax na ñoo am jot parce que bu fekkee yaa ngi nekk di liggéey sa 35 ans de service parce que da ngay retraité ak doole yaa ngi liggéey yaa ngi def lu la war mais boo demee nag ba retraité sax te fekk yàlla dogal na say cër dara kiiwu ci foofu ngay amee jot sax pour gën a dimbali man de sama xalaat yëpp mooy nu may dimbalee jigéen mais soxna si foofu nag moom c'est un nu may dimbalee jigéen défi la daal bu mu bëgg mën a ñu teg ko du question sax état jàppale ma wala dara mais man bu doon sama sagoo jigéen du am yenn métit yi bu doon sama sagoo lu ma mën a waxtaaneek jigéen danaa ko waxtaaneek moom dégg si te bari na ñoo xam ne aussi boobu idée la ñu am mais xëy na léeg-léeg retraite ñëw feebar ñëw na wala retraite ñëw màgget nga. est-ce que du stress bi moo leen di feebar. kooku moom bu ko neexee sax mu tëdd toog waaye koo xam ne macha allah yaa ngi am sa wér-gu-yaram liggéey nga ci état ba mu jeex am nga droit nax yor sa privé. yow tamit di ci liggéey. ak am droit nax di dimbali sa askan. ak di dimbali sa jigéeni réew yëpp sax. mais loolu il faut que ñu organiser wu bu baax il faut que aussi état bi organiser wu bu baax ba nga xam ni expérience yooyu 35 ans d'expérience c'est pas zéro. c'est pas zéro tout à fait. ki nga xam ne am na 35 ans d'expérience. kooku waroo ko bàyyi mu dem. waroo ko bàyyi mu toog. war nga ko mën a jël ne serait-ce que pour la sensibilisation. war nga ko jël ne serait-ce que muy joxe ay idéem. di ñëw di planifier yenn yi ci ministère yi parce que koo xam ni la wax dëgg yàlla. am na lu mu denc. dañ naan ko la mag ëpp lay sagar. ñun ñii tey suñu cër mooy di dimbali xale yi nga xam ni sax ñoo jóg pour nekk sage-femme. wala xale bi nga jóg moo xam moo jóg pour nekk infirmier. ñun tey suñu cër mooy encadré la. ba nga xam ni fan nan nga mën a defee ba yegg yow tamit ñun fi nga xam ni yegg nañ fa. ah loolu nag cëru état la cëru ministère yi la ñuy xool des éléments yoo xam ni ñii kat seen taxawaay rafetoon na. ñu bañ leen bàyyi ñu tëdd seen kër wala suñu leen bàyyi tëdd seen kër ñu organiser wu ñun en tant que retraité pour jéem a def suñu ay organisation bari na ñu ko fi def seen ay organisation dem dellu gaa dans la société civile di sensibiliser di ñu si bari tey ñu ngi def ay sensibilisation ci affaire fistule yooyu ci affaire yu bari kii di sensibiliser ci planification familiale ak yëpp tooguñu rek di tëdd wax dëgg yàlla soxna Marème ñu ñëw dugg ci beneen point boo xam ne xëy na sax day méngoog ak li nga xam ni moom la ñu waxtaanee léegi jëm la ko ci feebar bi nga xam ni mi ngi sonal jigéen ñi lu bare
toujours rek yam ci wàllu jigéen ñi rawatina ci ndaw ñi rawatina ci xale yi muy la violence bi nga xam ne dañ koy faral di séentu di ko gis à chaque fois ci xale yu jigéen ñi agression yi viol yi des fois même yamatuñu ci viol dama koy wax à chaque fois parce que il faut les dénoncer ces gens-là. Il faut que aussi tamit l'État jël ay responsabilités pour mën a fexe ba di sanctionner bi mooy ñu dóor parce que dañuy wax ni la Mauritanie dafay ratifier lépp ci wàllu convention mais toujours application bi day des. Est-ce que yaakaaroon ni tey jii jot na ñu jël ay daan yu métti teg ñi nga xam ni ñooy violer ay xale yoo xam ni 2 ans gis nga fi daaw dégg nga fi xale bi ñu fi violer à Rosso xale bi ñu fi violer fii à Darou ba pare yamatuñu ci viol léegi mais dañ lay violer ba pare rey la léegi. Et puis viol yoo xam ni viol groupé lay doon du benn nit sax mooy dal sa kaw mais ay nit ñooy dal sa kaw. Est-ce que loolu tey ji en tant que waajur en tant que yaay des fois sa xol du ci jóg. waaw Babacar en tant que yaay sa xol dina si jóg parce que yaay même bu fekkee du sa doom sax mais nga dégg doomu jàmbur rek viol lañ ko nga nekk yaay nga sentir que ni yaay nga mais da lay metti mais loolu kan moo ci am choix loi bi rek moo ci am choix parce que loi bi moo war a taxawal délinquants yi nekk ci dëkk bi ñi nga xam ñoom ñooy violer xale yi loi bi moom moo war a organiser benn groupe bi nga xam ne bi ñoom ñoo war a wàcc si terrain bi lijjanti affaire boobu noonu. Alors ci côté boobu su fekkee ni tey jii xale yi du ñuy subir loolu. Alors même su fekkee ni waajur yi duñ ko war a def loolu léegi nan la ñi nga xam ne ñoom ñooy nguur war a taxawee ci wàllu woowu pour mën a gunge xale yooyu wala comme ni ma wax léegi parce que su fekkee ni sanction amul tamit loolu du mën dem fenn. waaw parce que am na encore xale yi nga xam ni ci seen parents yi lay jóge parce que dañ leen di troubler ba xale bi day tiit daw dem du xam fu mu jëm bu dawee génn mën a daj tey délinquant ci mbedd bi kooku da koy reexal rek mu ànd ak moom mu yaakaar ni kooku peut-être xëy na da koo bëgg wala da koo lii kooku bëgg ko mais da koy violer kooku ci parent am la génne de est-ce que c'est ci parent bi la génne. Et souvent en général bari na ay viol yoo xam ne ci biir kër gi lay nekk gaa ñi di ko nëpp waaye doomu cousin la doomu nijaay la naa nga mu du fi jën fii moo xam ne day nekk ci biir kër gi ñu koy gis te loolu responsabilité boobu du responsable nguur mais responsabilité ay waajur la su paree du ngay wax ne doon koy nëpp rek mais kooku ci waajur yi la man bu dee sama doom mu ngi ci kër gi sama doom tante ñëw violé ko mais pourquoi ma koy nëbb dama koy wax ñëpp xam ni kii ku bon la mais boo ko nëppale bu ëllëgee mu def plus pur parce que lu bon moom da nga koy dindi ci société bi mais lu bon da nga koy dindi ci société bi tout à fait mais bu dee da nga koy nëppal tu penses que demee lu mu gën a def lu gën a pire loolu mu def lay def feneen te su boobaa kooku da koy nëppal mu day continuer donc day yaakaar ni lii lu baax la il est protégé lii baaxul parce que il est protégé. Très bien alors soxna si point boobu moom c'est un point sensible point boobu dama si ñëw sax bu baax ndax bari na violence faite aux filles aux femmes bari na agression yi bari nañu les responsabilités aussi sont partagées man fi may dellu mooy si éducation doom bu góor doom bu jigéen yëpp boo yaral bu baax yar ko ci diine xamal ko lan la diine santaane ak lan la diine santaanewul ñun surtout fi Mauritanie 100% musulman xale yi nañ leen yar ci diine delloo leen si li yàlla bëgg ak li yàlla bëggul yar leen yaru doom bu baax ndax ñiy agressé si kër yi la ñu jógee sa doom boo gis sax mu commencé di def yenn taxawaay jóg si teel si jóg da ngay gis ku jël doomam yóbbu police ñu ne dafa bon fekk bonuloo da nga koy yóbbu pour ñu yar ko daf siy baax nëppali si biir famille yi it nañ ko bàyyi ndax lii yëpp jigéen ñi ñooy subir conséquences yi yaay yi xale yi jigéen ñi doom boo yor sa kër ku ko mënti di ay te ñuy déglu xale yi aussi dañuy déglu xale yi parce que gis naa xale dafay ñëw bëgg a wax ak yaayam rek mu freiné ko noppil da nga bari wax wala bu bàyyil nett lu doy waar yow lu doy waar yu bëri foofu lay jógee xale bu ñëw bëgg a wax déglu ko boobu nga xam ne waajur yi am nañ ko déglu ko dafay ñëw bëgg a wax nga freiné ko ndeysaan mu ragal fekk am na ku koy cokkaas te boo ko déglu woon xëy na kooku du jot yegg si moom loolu foog parents yi di ci bàyyi xel nañuy surveiller xale yi ci kër yi nañ leen di yar nañ leen di wax mais nañ leen di surveiller aussi yaay yi nañu góorgóorlu si éducation parce que xale yi souvent damay wax ni yaay doom bu jigéen bi yaay daf ko war di daf ko jege yaay daf ko war jege voilà c'est ça te xale bi da nga koy déglu man gis naa koo xam ni noonu
dafa ñëw bëgg a wax rek yaay ji freiné ko après kooku dem def ko beneen xale ci biir kër gi. bien sûr. bu fekkoon déglu woon nañu ko jëkk ki kon kon li du kii ba pare nëbb bi amu si man daal nit ku bon daal moom dénoncé ko. kase. nit ku bon dénoncé ko kooku mooy responsabilité parents yi responsabilité état mooy nañu góorgóorlu ba dëkk bi am sécurité. y a pas de sécurité surtout ci yenn zones yi fii ci Nouakchott amul sécurité. lëndëm na bu timis xasee jot mënutoo dem boutique mënutoo yebal sa doom boutique timis rek bu jotee. ci yenn quartier fii mënatoo yebal c'est vrai parce que ndax foog ñu leeral parce que barki démb rek fii si 6e bi rek digg bëccëg koo xam ni si saretam la yéeg ñu fekk ko fa poignardé ko rey ko. parce que loolu moo nekk ci nañu sécurité nañu dëkk bi am sécurité. man xaw mu tax du ñuy def li ñuy wax la police de proximité. est-ce que yaakaaroon ni confinement bi nu defoon bi tëj noonu. à partir de minuit. man dama bokk ci ñi nga xam ne dama doon wax sax nii loolu dañ ko waroon di continuer minuit jot rek na ñëpp tëdd parce que minuit soo lijjantiwul ba minuit loolu lijjanti dara doo lijjanti donc dañ ko war a continuer. loolu même confinement bi mu amee terewul woon agression yi di am. non mais ba tey tane na parce que dootoo ñeme yenn dox yi am na yoon dox moo xam ne soo ko gisee man damay ñëw dox jóge fii télévision des fois ay heure tardif dañuy ñëw fekk ay nit ñoo xam ne dañ leen juug si tëli bi ñu téye leen foofu parce que heure bi na waroon dox waroon ko dox mais loolu suñ ko continuer woon tey jii ci biir réew mi agression yi dana wàññi. man daal li ma gëm mooy na dëkk bi leer na police jouer rôle am ndax quartier ni dafay yuuxu kenn du la wallu da ngay nekk ci quartier gis ñu lay def dara da ngay yuuxu kenn du la wallu sàcc day ñëw sa kër nga yuuxu kenn du la wallu bu amoon police de proximité au moins te ñuy def seen liggéey ku yuuxu danañ ñëw wallu la benn ñaar beneen responsabilité état góorgóorlu encore sur l'emploi des jeunes surtout nañ dimbali xale yi ñu liggéey sonn nañ parce que ay xale yu désœuvré banditisme rek moom lay jur nañu dimbali xale yi ñu liggéey nañu sécuriser dëkk bi na leer na dëkk bi leer dëkk bi lëndëm na quartier yoo xam ne timis boo génnee jëm boutique ñu agressé surtout les quartiers périphériques moom vraiment dunduñu te ay citoyens lañu comme les autres tout à fait nañu góorgóorlu ci loolu nit ñi sonn nañu timis bu jotee mënatoo génn mënatoo yónni sa doom xam naa ni nag sama waa ji njiitu réew mi moom xam naa ne mi ngi seetaan xam naa ne moom comme moom mi ngi topp télévision man daal di topp réseaux sociaux yi xam naa ni dana bëggoon naa daal ñu gën taxaw ci dimbali askan bi tout à fait ñu gën taxaw si dimbali askan bi dimbali xale yi xajul sax ci benn émission bi jeex na ñu may wax te àdduna bi yëpp la sax viol bari na et surtout le panier ménagère bi nga xam ne tey ji fu mu ne la yéen jigéen ñi moom sonn ngeen ndaxte sama genre yi moom suñu xasee ba jox astuut boobu ñu joxe suba si ba tekk ci kaw coiffeuse ba waaye yàlla baax na alhamdulilah benn jigéen toogatul waaw sant yàlla benn jigéen toogatul ku nekk yaa ngi def li ngay def pour di mën a compléter ak di mën a ci sax demal sa bopp sax alors Mariam lan ngay tàggatoo émission bi jeex na waaw jërëjëf waa Mauritanie yëpp sax laa ñoom ñuy suivre kontaan naa trop mais encore ma def leen benn message ba nga xam ne bi nguur gi dina taxaw mu dimbali jigéen ñi ndaw yi sonn nañ jigéen yi sonn nañ en tout cas loolu laay tàggatoo soxna Rokhaya sa kàddu bu mujj man ndax di jégglu am na benn erreur bu ma defoon ci non grave loolu moom dépassé xëy na dama tàmmoon non loolu moom dépassé na ko loolu moom c'est pas grave loolu moom kenn mënu ko bañ instruction yi benn la léegi daal di gërëm Babacar li nga xam ni am na confiance ci ñun ba saa ne mu xalaat ñu wooñu ñu ñëw joxe suñu contribution loolu confiance moo ko waral di gërëm ñi nga xam ne ñoo àndoon ak yow yëpp di gërëm télévision ak di gërëm it ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi toogoon seeni kër di ñu seetaan di wax rek comme ni ko Marème waxee ñu ngi lancé appel au ministère de la famille au ministère de la famille nañu dimbali jigéen ñi parce que ku si nekk am nga loo bëgg a def mais amoo moyen pour def ko dañ leen jàppale bu baax à travers des regroupements ku si am sa regroupement nga dem aussi xam nga am na ñoo xam ne aussi dañuy am benn droit boo xam ni duñ ko def xamuñu ko wala dañ ko ragal def képp koo xam ne am nga sa coopérative wala am nga sa ONG demal ministère de la famille nga yóbbu parce que boo laajul doo am tout à fait loolu c'est important et loolu tamit que même semaine bële passée wala semaine bële doo am c'est très très important di gërëm bu baax a baax samay invité ji Rokhaya Dieye ma fàttali leen ni cadre la l'UPR nekk aussi tamit que une brave dame koo xam ne aussi tamit duñ koy jaajëfal ndax chaque fois fu ñu ko soxloo lépp lu mu nekkoon da koy bàyyi comme ni mu leen ko junjee sànq yaramam neexul waaye jàpp na rek ni fu ñu ko wooyee rek askan wi moo
tax ñu woo ko ñu koy jaajëfal bu baax di ko jox daje incha allah ci yeneen i plateau di gërëm bu baax aussi tamit que Marième Fall moom it tamit que wax dëgg yàlla nekk ci société civile bi waaye nekk koo xam ni ku yëngatu la ndaw taxu ko aussi tamit mu takk sëram am jom am fula am fayda di gërëm également waa régie ci ànd bi nga xam ne ñoo ngi ànd ak ñun Ingeste Gleb Ahmed nekkoon fa script kii di Amma Minta Soydi nekkoon fa Oumou Kalzoum nekkoon fële ci commutation Naha Minta Ahmed nekkoon fële nga xam ni moom moo nekk ci wàllu son ca kaw ci suufi Fatimitou Mawlud nekkoon ak ñun ci wàllu son bi comme ni ma koy waxee l'incontournable la main magique mi nga xam ne nag moom mooy Fatimitou Souleymane nekkoon ak ñun ci wàllu réalisation bi di gërëm di sant aussi tamit ñëpp ñoo xam ne ñoo ngi ànd ak ñun ci seen émission xeltu ñu leen jox daje incha allah samedi prochain ci beneen numéro incha allah ñoo ngi wax nag mouchoir bi war na ñëw incha allah daan ci dellu soir lu yàggul dara wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu